AIBD ànd ak président Macky Sall di ko recevoir ñoom la ñu attardé wu ci mbir bi mooy que ana lan moo tax Covid 19 moom moo tax ñu jot vaccin yi du loolu la ñu wax waaye nee nañu dañu def rassemblement bi nga xam ne nii moom la Covid di bañ pour mën a jot yooyu les vaccins mu mel ni kon nee nañ dañu nekk ci jëf joo xam ne nii kumba am ndey la ak kumba amul ndey ñoom internet yi ñoom ñoo ko wax que président Macky Sall moom su waree génn su waree def li nga xam ne nii moom moo di rassemblement moom ak i ñooñam parce que récemment gisoon nañ fi ay ministre ay yeneen ak yeneen yoo xam ne dañoo laalee ci nguur gi ñoo xam ne nii dañ doon woote ay rassemblement gis nañ ko ci yenn ay dëkk rawatina fii ci biir Ndakaaru moom président Macky Sall mu ñëw def lu ni mel ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi loolu moo leen jaaxal ba am na ci sax ñuy def ay publication di wax naan ña ngay dajaloo ngir teelu vaccin bi nga xam ne nii moom mooy faj li nga xam ne moom moo di corona bi te pourtant li nga xam ne ni moom moo di corona dajaloo bi la ñu njëkk a tere ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kumba amul nday yi waaye kumba am nday yi ñoom ñoo sañ a dajaloo di def leneen lu ni mel ba tax na tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi saa su ne nañ koy defee rek commenté nañ ko ñoom seen commentaire yi am na ci ñuy dem sax bay saaga comme ni ñu koy defee saa su ne di insulter ki nga xam ne ni moom moo di njiitu réew mi waaye tam di ko wax li nga xam ne ni moom moo di dëgg ga ñu xalaat ci seen i ay nopp ñoom la ñu wax moom mooy que na Macky Sall bàyyi xel bu baax a baax ci buur ak bummi bi nga xam ne ni moom la def ci xelam ak xolam ba di ko doxalee ñoom ànduñu ci benn yoon te it actuellement ñoom nee nañu dootuñu sax attardé wu di ko expliquer que na changé jikko na def lii na def lee mais ñoom actuellement fi ñu toll nii ba nee nañ sës nañ te dañ def leen lu dul fu mu defee rek ñu wan ko li nga xam ne nii moom mooy solution bañ cay am ba tax na tam ñoom dem nañu bay wax sax naan vaccin yi ci biir commentaire vaccin bu ñu ko mënee salteel nañ ko salteel ci anam ba nga xam ne noonu lañ ko bëggee mais ci biir commentaire yi jotuñu expliquer ban anam la ñu bëggee def lu ni mel comme démb ni ñuy gisee rek ci li nga xam ne moom moo di ci internet yi ñuy def ay publication di woote à ce que suba nañu xëy nañu def lii nañu def la par rapport ak li nga xam ne ni moom moo xew ci hémicycle ba mu di assemblée nationale comme noonee daal la ñu koy defee gis nañ fan yëpp nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci internet bi dañuy def ay commentaires ñu def ay publication yoo xam ne dañuy oser ci yooyu les publications yaakaar naa ne bu fekkente ne nguur tam bëggul lu ni mel war na cee jël ay dogal waaye tamit bu fekkente ne dafa tooñ ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci internet bi nañu xoolaat bu baax seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi ndax instant bii nii révolte boobu nga xam ne ni ñu ngi koy gis fan yi moom la ñuy bañ ba fi mu ñu toog di wax ak yéen képp koo xam ne nii da ngay def média yaakaar naa yaa ngi ciy wax di sensibiliser à ce que Sénégal soxlawuñu lu ni mel te it nañu moytu bu baax a baax li nga xam ne nii moom mooy am te su moytu dee am tamit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yor instant bi léegi di nguur gi nañu bàyyi seen xel bu baax a baax que askan bi tamit mere nañ leen te côté bañ leen meree ñoom xam nañ ko ñu jéem a daw côté boobu bu baax effectivement loolu moom c'est vrai je pense que ku ne nemmeeku na jamono ji révolte bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi commencé yeewu et tout donc ñi ñu jiitee ngelawaay nañu def la tout ba révolte boobu ba mu wàcc ci mbedd mi parce que am na yoo xamante ni wax dëgg yàlla Sénégal jamono jii nii soxlaawuñu ko daal soxlaawuñu ko jàmm la ñu soxla ak salaam paix sociale bi nga xamante ni moo fi daan am loolu la ñu soxla donc suñu njiit yi nañu veiller à ce que loolu noonu nga xam ne jamono yi commencé na am ci réseaux sociaux yi daal ñu def la tout ba bañ ko wàccee rek ba bañ a pousse askan wi ñu wàccee loolu ci tali bi incha allah. bu ñu jógee foofu nañu dox dem ci leneen ni ki mardi pass indi woon nañ ko fi ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nekk ci internet bi di saaga ak di wax yoo xam ne di menacer de mort ak ñoom seen nit ñi nga xam ne ni ñu ngi dox di wax. ba tax na tam tey jii dañ koy indiwaat ndax dañu gis benn photo boo xam ne dañ ko dugal ci réseaux sociaux ñu bari di ko partager à ce que ñoo ay nit yoo xam ne dañu sol beige marron jàkkaarloo ak ay ordinateur di nekk ci yenn ci ay réseaux sociaux daal nekk ci ñi dugal photo bi nag bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nekk ci internet bi ñii far fii ñii far fee muy les patriotes muy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo faree ci nguur geetu yaakaar naa ne jamono ji ñoom ñooy nekk di defante ci biir li nga xam ne moom moo di ci internet bi ba tax na photo boobu dañ ko jël publier ko ngir wane ni du ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy patriotes yi nga xam ne dañ leen a jiiñ saaga yeeg ñoom seen ndax bi passé ñu wax nañ ci largement du ñoom nee nañ ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy patriotes yi ñuy jiiñ saaga yi du ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ordinateur yi ñoom dañ ko jël tamit jiiñaat ko ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi faree ci nguur gi muy waa Benno Bokk Yaakaar parce que boo dee xool ñii ñu photo indi leen beige marron la ñu sol
ba tax na ñoom nee nañu dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy def ay faux compte nekk ci ginnaaw li nga xam ne nii moom mooy ordinateur yi di saaga ci ginnaawu patriote yi di jël seeni ay place di faral Ousmane Sonko wala sax ñu jël li nga xam ne moom moo di ay photo profil yoo xam ne dañ ciy def photo ki nga xam ne ni moom moo di Ousmane Sonko ngir di mën di saaga ñoom daal ci seen biir ña ngi koy jiiñante xëy na nag lu ni mel dafay sax neex ñun ñi nga xam ne ñu ngi ciy sensibiliser à chaque fois parce que bu ñu demee bay reconnaître ñu ngi koy jiiñante rek ça veut dire que kon ñoom jël nañ ci seen xel que li ñuy def baaxul donc ñu ngi leen di woowaat à ce que nañu arrêté saaga yi gis nga liy faj du saaga du it defante boobu nga xam ne ñu ngi koy defante ci kii moo nekk ci ginnaaw ordinateur yi wala kii moo ci nekk mbir mi loolu faju ko ba tax na tam li nga xam ne ni moom mooy carte yi falaate askan bi loolu taxul ñoom ñu jël carte yi dem voté ji te comme vote jotagul li nga xam ne ni moom moo fi nekk actuellement di loo xam ne dafa ñor askan bi nañ ci taxaw pour l'instant ñëpp xam ne taxaw nañ ci mais du question ay yor sa ordinateur def faux compte nekk ci di saaga ak nekk ci di defante kuñ ci woo tamit ci sa côté yow amal sa conscience que ni loolu baaxul nga bañ a wuy ji kii ñaari nit ñoom ñooy xeex comme ni ñuy waxee ñaari lam ñooy yëngatu bu kenn ki fekk siwul keneen ki rek du li ki koy def su fekkente ne amul kenn koo xam ne fekk si na ko dina dem ba toog bàyyi loolu mais li nga xam ne moom la ñu war a xeex actuellement muy sunu démocratie bi nga xam ne ni tey jii dafa sooxe ak sunu justice bi nga xam ne ni tey jii liñ ko yaakaare woon dëggantaan toogeewuñ fa loolu moom moo ñu ñor te nañu dox ci loolu en attendant que ñuy am li nga xam ne ni moom la ñu bëgg fatka faux compte yi gars yi di jiiñante seen biir. ko ci xalaat. je suis très embêté parce que finalement doo mës a xam kan moo def. yooyu ndax yoo xam ne la ci suuf la bind yomb na. def faux compte wax lu la neex. ba pare effacé ko ñun ñi ñëpp dañuy saaga man aussi gars yi dañ may yàq naka si dul noonu te di nga gis ñoo xam ne sax wax dëgg yàlla des fois dañ lay bëgg parce que da nga wax loo xam ne. dafa ànd ak dafa méngoo ak yow jour boobu ak ñoom seen xalaat. seen léegi beneen jour nga wax leneen. parce que yow sans doute amuloo parloo ndax yow dëgg rek nga la tax a jóg donc finalement jour boobu loolu tam du leen arranger parce que àndul ak seen intérêt moment boobu ñu dagal ay ndey nga gis que même tur yi même nit kooku la doon tàgg bee passé moom moo lay saagawaat encore aujourd'hui donc des fois bon moi ça me gêne beaucoup je sais juste que man j'ai été très alerté par bi jour bi ñu ne bi man loolu rek ma xawoon a gêné tuuti honnêtement ay kilifa taxaw jàkkaarloog Maître El Hadji Diouf di ko yàq comme violeur alors que waxu politique lañ doon wax jour boobu ça m'avait beaucoup gêné te kilifa Pastef la donc bu fekkee ni dafa am ñoo xam ne dañu am benn ñu leen di tam dem ngay soccoolee comment ñu lay tam dem ngay soccoo yéen waaw boobu daf may xaw a gêné tuuti bon voilà il faut pas que ñu lay teg ci benn canevas yow nga ne ngay prêter le flanc il faut éviter tout ça ba pare et puis c'est de réputation suñu démocrate bi duñu ko may mais quand même li ñu ci mën a wax rek mooy faux compte yi moom parti boo dem léegi dafa mel ni ñoom guerre lañ ko jël ci seen biir boo waxee ma tontu la loolu moom parti boo dem mi ngi ca parce que comme ni ko Aliou Sow waxee man des fois da nga gis xam day bokk fenn waa Aliou Sow tey dafa laal sama waa ji mais xam nga def nañ li mu mel ni ñoom ñëpp léegi dañ koo jëlandoo donc mu nekk système boo xam ne daal xëy na peut-être ñoom tamit dañ ko installé maintenant ci réseaux sociaux yi mais vraiment dañ ko war a arrêté système bu salte la waaw parce que nag créer sa compte nekk ci ginnaaw di saaga di wax lu la neex donc dafa nekk lu nga xam ne dañ ko war a contrôler et puis ñu xam daal naka lañ ciy def vraiment ba tax na dañuy daal di jàll ci leneen rek balaa temps bi di ñu gën a xocc daal di wax ci ki nga xam ne ni moom moo di Moustapha Diakhaté nag la mu def moom actuellement ñëpp ci teg seen bët te ñëpp dégg ci seen i nopp que dafa xamle ne wax ji sax jarul ñu ci nekkaat di répété di ci waxaat waaye daal moom mi nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté internet yi defuñu lu dul jóg Moustapha Diakhaté loo xam ne rek mbelengaan la yàq nañ ko ci réseaux sociaux yi comme quoi xamul boppam bu dem nañ ba koy tuddal ay parents yi nga xam ne ni moom la méngale ak ki nga xam ne ni moom mooy ay waajuru le prophète Mohammed paix et salut sur lui moom Moustapha Diakhaté lu ne dégg na ko dem nañ ba naan kaan say waajur nañ ko waxte dee say waajur dañoo jur koo xam ne nii xamul fi muy taxaw dañoo jur koo xam ne nii du waxkatu dëgg dañoo jur koo xam ne nii liw moo tax kenn mënu leen a méngale ak waajur ki nga xam ne ni mooy ngën gi mbindeef ki nga xam ne ni moom mooy yaakaari tey ji jullit yi moom la ñu teg ci kanam di kenn koo xam ne yàlla da ko wàcce moom daal tagg nañu Seydina Mohamed comme ni ñu ko defee saa su ne sallallahu taala alayhi wa sallam taggee nañ ko nu ne booy xool ci réseaux sociaux yi waaye tamit ñun fi nga xam ne fa la ñuy taxawee mooy xëy na moom jullit la
fa mu waxee xëy na moom dimension foofu la toll ci mbiru xam-xam wax na laal na donc li ñu koy ñaan rek mooy na génnaat taxaw daal di jéggalu parce que tamit bu amee dayoo bu mu egg nii rek moom moo ko fa eggale sax def na excuse génn na wax que mi ngi jéggalu ci mais avant muy génn wax dañu gis ay profil yoo xam ne nii dañu jël moom ci Facebook am que moom moo wax ni Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam nee na day insister à ce que gënu ko waajur moom dafa insisté waat ci wàll wi parce que nee na yàlla bi nga xam ne ni moom moo ñu sàkk moom moo sàkk directement Seydina Mohamed mu mel ni kon moom histoire bi li d'après ñi nga xam ne ñoom ñoo am xam-xam ci wàll wi ñoom nee nañu moom dafa jàngul déjà kon warul dugg ci domaine boobu te ñàkk a jàngam tamit du toor dafa yàlla moo dogal jàngul mais bala muy wax na gëstu na laajte soogay wax muy mel ni wax bal la rek soo xasee ba wax ko moom jeex na moo tax nit ki suy wax war na comme ni ñu koy waxee yëngal sa li nga xam ne moom moo di sa langue boobu soog a génn ay wax di ko sànni surtout wax boo xam ne day dem nga waxee ko ci télé ak rajo moom wax dafa doy waar mooy loolu dafa doy waar dafa doy waar surtout kuy wax chaque jour moom tàmm nañ ne dañ koy gis souvent muy wax kuy wax muy juum mais yenn juumte yu aussi dafay ëpp dafay mel ni tayeef la wala yooyu noonu gis nañ ne génn na jéggalu na auprès des Sénégalais auprès des musulmans ñu koy ñaan rek que bu mu ko defati comme xale yi di wax bu ko defati c'est ça nañu daal di daw rek jàll ci leneen ba tey lay xam ne dafa amal importance ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi ko publier ñuy dem ca hôpital Dantec jamono ji ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekkee ca domaine boobee di chirurgie générale ñoom dañoo génn ngir ñaxtu ki njëkk a ñaxtu nag bokk na ci ab patient boo xam ne nii dafa am lu mu fa dund moom ba mu génnee daal di ñaxtu li ñu gën a naqare ci mbir mi mooy que dafa am benn médecin titulaire médecin boo xam ne nii stagiaire la moom nee na daal dafay appuyer ki nga xam ne moom moo wax problème yooyee ci hôpital Le Dantec rawatina ca fa ñuy defee chirurgie générale nee na daal moom stagiaire la foofu waaye ñoom dañ leen a jël ñi nga xam ne ñoom ñoo di médecin titulaire yi du ñu ñëw lu dul rek dem leen jox leen ay instruction bu ñu paree dem seen yoon dem vaquer ci seen occupation te nee na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ci ay stagiaire 4 personnes lañ te nee na soo dee xool domaine boobu yëpp ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo représenté médecins yi fa nekk yëpp te nee na ñoom ñooy def liggéey bi fa nekk lépp ñoom ñoo koy def ba rawatina sax li nga xam ne ni moom mooy liggéey bi nga xam ne bancardier yi ñoom ñoo koy def ñoom lañ ko jox pour ñoom ñu koy def en même temps nee na mu nekk nag mbir boo xam ne nii dafa métti lool ci ñoom te nee na pour urgence bi 6 places rek lañ leen fay bàyyil mu mel ni kon moom médecin la waaye dafay dénoncer li nga xam ne nii moom moo am foofee ca l'hôpital ba mu mel ni kon lu ni mel gis nañu ñu bari ci ay internautes daat koy partager mais yaakaar nañu mu bañ a tàbbi ci noppi ku tax parce que tamit gis nga moom mii li mu def médecin bi c'est à saluer moom il a parlé sous l'anonymat non sous l'anonymat mais si benn page Facebook bu am doole fii ci Sénégal la ko publier mu nekk luttons contre l'indiscipline au Sénégal foofu la ko li mu nekk page boo xam ne nii tam bari nañ lu ñu fay dem da jëli suñu ay information ci cadre boobu foofu la ko kii képp ku bëgg a gis li nga xam ne moom moo di publication boobu na dem ci boobule page Facebook mu dem xooli ko moom foofu la dem sous l'anonymat daal di expliquer loolu nga xam ne ni am na ko mais courage ba nga xam ne ni bu fekkente ne loolu mu wax noonu moo fa am courage bi mu àndal pour wax si ko man loolu laay saluer en attendant mu fekk tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi loolee la ñu jëmmal courage bi mu am ngir ñëw daal di wax problème yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ndaxte ku ne xam ne ni fii Sénégal li nga xam ne ni moom moo di wàllum paj mi dafa sooxe te mbir mu dëkk boo xam ne paj dafa sooxe dëkk boobu dafa jar a xoolaat bu baax a baax ci wàllu économie ak leneen loo xam ne mën na eggale réew mi kanam donc ñuy saluer li nga xam ne ni moom moo di courage bi mu àndal ngir ñëw mën a wax si te loolu na ko ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yeeyu ministère de la santé et tout nañu jël li nga xam ne ni moom moo di la mu wax nañ ko fullaal dëggal ko te jéem a xooli ana lan mooy problème yi foofu ak médecins yi lan mooy seen njariñ foofu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy titulaires yi ba tax ñu fay bàyyi ay stagiaires en même temps di leen jox liggéey bi yëpp lu dul ay instruction rek ñu koy jot di ci def ak di ci wax publication yi nag mi ngi ni ñu yor commentaire yi mi ngi ni ñu yor ci page lañ ko jëlee moo tax ñu indi ko ngir jottali ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi effectivement page boobu moom en tout cas luttons contre l'indiscipline au Sénégal ak
am na beneen page aussi buy def comme yooyu ñoom vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo ci dëkk bi. parce que luttons contre l'incivisme aussi c'est bien ñuy voilà luttons contre l'incivisme aussi. c'est bien ñuy dem di dénoncer yi xam nga dañuy wax médecins yi rek mais même directeur d'hôpitaux yi sax ñoom aussi pour nga gis leen c'est tout un problème seeni kër la ñuy toog yor seen téléphone di liggéey à distance te nit ñi des fois di nga dem hôpital nga am fa jafe-jafe nga soxla directeur bi pour dem gis ko mais doole mës a gis duñu ñëw te askan bi moo leen di fay voilà mi ngi noonu ñoom tamit nañuy bàyyi yooyu li salaire bi ñu leen di fayee askan bi moo tax ñu leen ko fay parce que ñiy dem di dagg ticket di faju loolu noonu lañ leen yaakaar naa ne nguur kon am na fi mu nekk nii lu mu wax bu gën a ñor askan bi que wàllum démocratie ak yeneen yu ne mel san bi mu nekk nag phénomène boo xam ne nii am na te ñun ñu ngi ciy teg seen ay bët foofu lañ ko jëlee tam ci luttons contre l'indiscipline au Sénégal ba tey benn publication boo xam ne daf ñoo ñor carrément parce que sàcc yi ak li nga xam ne ni moom moo di defkatu ñaawtee fii mi ngi gën a am li nga xam ne moom moo di doole fii ci Sénégal waaye itam stratégie yi nga xam ne instant moom la ñuy utiliser ngir mën a defal seen càcc googu wala def lu ñaaw ci kër nit yeeg ñoom seen ñu ngi koy gën a yokku li ñuy wax naan fooy xalaatee pour def lu baax nit a nga fay xalaat pour def lu bon am na ñoo xam ne nii jamono ji ñu wax ak yéen dafa am benn soxna soo xam ne moom moo ñëw foofu daal di def li nga xam ne moom moo di témoignage bi nee na ni ki barki démb ci guddi daf ay vers 2 heures du matin dañoo dégg bruit seen buntu kër moom ak borom këram ñu bi seen fenêtre daal di sëpp xool li nga xam ne ni moom moo xew ci buntu kër gi gis ab bébé tëdd di jooy yu metti nee na bi ñu defee noonu nee na ñoom bi ñu déggee bruit bi dañuy génn di xool gis ku sol lu blanc lëmas xale bi ci couverture bu blanc et tout ñëw teg xale bi ndànk nee na moom xamul ne ñoom ñu ngi koy gis mais nee na ñoom ñu ngi koy gis mu teg ko pare daal di daw bi mu dawee daal di làqatu ci benn coin xale bi di jooy yu metti nee na moom ak jëkkëram ñu toog rek di xool bañ a génn bañ a ibbi seen kër génn nee na bi ñu toogee di xool ba ci yàgg xale bi arrêté nee na 15 minutes après ñu gis benn waay bu jógee noonu ci làqatu woon ci côté yi noonu ci koñ bi daal di rampe nee na sol lu noir rampe ba ci xale bi daal di koy dóoraat pour xale bi jooyaat nee na mu daal di rampe waat daal di dellu fa mu nekk nee na xale bi jooyaat ay 15 minutes daal di arrêté waat nee na ñoom ci la ñu xam ne kon lii benn affaire bu xew la nee na ñoom bi ñu toogee noonu ñu daal di woo seen dëkkandoo bi daan ne ko bul ibbi parce que lii nii xamuñu exactement lan la te xale bi mi ngi continuer di jooy te ñii xëy na am na lu ñu bëgg a doxal lu ñu bëgg a def nee na bi ñu toogee après ci la ñu gis kooku daal di ñëw jël ki nga xam ne nii moom moo di xale bi ñoom ñu àndaat ñëw jël xale bi daal di benn 4x4 bu noir taxaw ci seen kanam ñu daal ci dugg daal di dem ça veut dire que am na kon phénomène boo xam ne jël nañ ko nee na ñoom bi ñu xëyee di dénoncer la leen am ku leen benn témoigner ne leen moom rakku jëkkëram dund na lu ni mel moom ak jabaram ñu tegal leen noonu bébé nee na bi ñu génnee daal di xool bébé bi lan lay jooy et tout ci la ñu dugg seen kër ci lañ leen assommé dugg seen i kër daal di fay jël la leen neex nee na ba naroon nañ leen a gaañ et tout mu nekk phénomène boo xam ne loolu moom xam naa il faut ñu ekko ko foofu parce que bëgguma ñu arrêté ko fii il faut ñu développer ko xool c'est quoi exactement parce que instant bi il faut que ñu daal di ñëw rek daal di jàll ci li nga xamante moo di rubrique Mœurs ak Khayri donc cant ak ngërëm ñeel na la madame Nia amoon mbégte ak contentement rek di tàggatoo bu gaaw di joxe dig daje ni ki maat inchallah d'accord inchallah ay ki ñu daal di ñëw léegi jëli suñu rubrique Mœurs. Aïcha mu ngi noonu donc dañuy daal di ànd